nga xam ne bu fekkee ñi koy def ñu àndul ak seen xel la aussi suivi am na solo. loolu yàgg naa ko wax d'ailleurs. parce que man combat la bu ma mës di mëne des fois damay toog di waxtaan ak ñun mu ne ma mais yow damay dégg ne toujours bu fekkee ne dafa am ku ñu ne da nga def ñaawteef nga jéem ko défendre ma ne déedéet du jéem a défendre état ñëpp la fiy nekkal. comme état ñëpp la fiy nekkal nag kenn ku nekk ak condition am war nga ko mën a créer le environnement boo xam ne dana ko mën a sàmm parce que ki àndul ak xelam aussi. donte àndul ak xelam def na ñaawteef mais am na njaboot. parce que bu fekkee tëj rek mooy solution bi. tëj rek du solution. bu fekkee tëj rek mooy solution bi yaakaar naa ni donc loolu psychiatrique war na am. tout à fait des centres de réinsertion. tout à fait surtout waaw. moo tax président de la République def une politique d'inclusion. boo seetlee si vision am ak orientation am dafa ne je veux une politique inclusive. sociale. économique yooyu nag politique d'inclusion yooyu dafay ànd ak ay réformes ndax Sénégal fi mu toll woon année 80 wala 2000 tollu fa tey ci 2019 bi nga xam ne daanaka ñu ngi ci fukki millions ak juróom benn nit économie bi mi ngi am santé financière juróomi at ci ginnaaw gis nañu croissance tollu fa ci économie fi mu tolloon ci année 80 ak léegi vraiment économiquement mën nañu wax ni romb nañu ko mais bu dee ci wàllu violence daanaka dafa gën a jéggi daayoo ci li ñuy gis. dañ ko gën a xam ndax li en 1980 li ñu mënoon am ci information ak ci diir bi ñu koy am dafa wuteeg li ñuy am tey ci information en 2019 fi mu ne ni en 1980 di nga gis benn réew bu def maanaam benn révolution ci dara balaa yeneen réew di ci jot ba koy def giiru information bi day gudd. mais tey li ñu toog di wax nii mais waa États-Unis nga koy seetaan. waa feneen na nga koy seetaan donc modernité boobu am ci àdduna bi fokk ñu sóor ko ci bépp politique boo xam ne li ñuy def xëy na amoon na avant mais léegi lépp siw maanaam sutura mënatul am ci dara te loolu aussi état yi dañ ciy bàyyi xel parce que devoir de redevabilité bi dafay gën a yokk surtout pour l'acteur public. waaw mais am na ci yoo xam ne itam mënuñu bañ a joxoñ état ndax problème insécurité lay nekk par exemple nit ku ñu romb muy dox nga rey ko mu dee wala yeneen ak yeneen nga xam dañ koy faral di gis mais yooyu aussi du ñu wax ni rek peut-être nit ku tàggoo xelam la mais problème insécurité booy taxaw insécurité nag bu ñu ko waxee dinañ wax taxawaay boo xam ni nguur gi war na ko taxaw ci askan yi nga xam ni seen sécurité yaa ko yor ak seen alal. exactement moo tax nguur gi ci boppam def politique boo xam ne ñu ngi fexe ba poste de police de gendarmerie yi nga xam ne ñoo war a sax. ci proximité waaw ci proximité. xool sécurité des personnes des biens et des services. ñu ngi fexe di ko démultiplier. lu bokkul également ak recrutement yi nga xam ne mi ngi am au niveau de chaque année ci wàllu force de sécurité et de défense. mais loolu benn aspect la beneen aspect bi mooy les frontières. beneen aspect bi mooy sécurité boo xam ne dépassé na sax fait de société yooyu nga wax parce que ça c'est des phénomènes sociétaux yoo xam ne nit ñi dañuy jànkonteeg ñoom war nañ ci wut matuwaay immédiat. mooy d'abord que la sécurité de proximité ñu assurer ko mais au-delà de ça dafay am yeneen taxawaay yoo xam ne yeneen matuwaay moo tax président de la République insister toujours sur sécurité réew mi ak taxawaay bi nga xam ne citoyens yi war nañ ko am. parce que dañu am aussi ay tradition wax nañ ko sànq di nga dëkk ak koo xam ne mi ngi def ay ñaawteef mais la communauté a tendance aussi à protéger. donc yooyu yëpp nag dañ ci war a def sensibilisation. def ci information yoo xam ne su demee ba nekk question nationale. ñu génnee ci politique ñu génnee ci leneen te mu nekk des contributions citoyennes yoo xam ne buñ ko defee pour ñëpp la. nguur gi aussi def ci wàllam te yaakaar naa ne budget bi ñu def ci sécurité vraiment ak muy ci wàllu police ci wàllu gendarmerie ci wàllu armée bi. wane na ne c'est en tout cas feeñul ci li ñuy gis budget bi nga wax feeñul ci li ñuy gis xëy na peut-être ci lu ñu gisul mais ci lu ñu gis ci wàllu sécurité moom vraiment fitna la ñuy gis tout le temps insécurité la ñuy gis tout le temps donc boo ma waxee budget boo xam ne bu am doole la ñu def ko ci xëy na ci kon ci lu ñu gisul lañ koy def mais ci li ñuy gis loolu mën nañu teg loxo ni gisuñu ko. nga tey li nga xam ne xel mën na ko jàpp. nangu ko
mooy buntu kër gu ne mënuñu fa teg police loolu mënut a am. donte bëggoon nañ ko sax mënut a am donc li mën a am mooy mettre des mesures yoo xam ne dissuasives la maanaam fexe ba nit ñi ne lii kat bu ma ko defee mën na ma indil gàllankoor. mais suñu jëlee loolu adossé ko léegi ci li ma doon wax. ne ma yéen daal kon d'accord ngeen ne kaso war na am yoon. c'est ça aussi donc état dafay arbitrer. xool par rapport ak situation yi. tradition yi li mën a ne budget bi ñu am décision yi ñu ci mën a jël choix yi ñu ci mën a jël priorité yi ñu ci mën a jël mais tey su fekkoon ne sécurité nekkul priorité état du Sénégal mais waxatuñ ko. parce que nag dañu nekk ci benn sous-région. ok ñu gis li xew ci sous-région bi. d'accord mën na am nag ay fait. mooy li ñu wax. te loolu état bi da ciy gën a taxaw. léegi madame la ministre li ma bëgg ñu ñëw ci parce que loolu aussi c'est important fallait ñu aborder ko ndax actualité bu brûlante la mu aju ci wàllu daara yi li ci mujj tam dégg nañ ko procureur di sàkku ñaari at yu ñu tëj sëriñu daara bi daanaka ñaari weer yi la wax pour ñu tëdd ko li ci xew itam ak sëriñu daara yi nga xam ne demoon nañ pour massawu ko li xew ci tribunal ba kaddu yi nga xam ne xalifa général bi yëkkati na ko ci yooyu yëpp dafa taxoon ñu waroon ko aborder ak jamono ji nga xam ne tam jagleel nañ ko jigéen ñi dogal bi nga xam ne président jël na ko ngir gën a taral daan yi ci wàllu viol ak pédophilie ak yeneen yi nga xam ne moo xeetoo ak moom loolu dafa amoon solo pour ñu waxtaanee ko mais dafa am actualité vous concernant yow madame le ministre Zahra Iyane Thiam muy coow loo xam ne amoon na fii ci téeméer ak juróom fukk ci ay millions yu ñu wax ni sa benn GIE boo xam ne yaa ko seq ak say mbokk da ngeen ko leboon ci DER bi man fi may taxaw rek mooy bu fekkente ni loolu genre microfinance la DER est-ce que bi ñu la nommé ministre microfinance nga dégg coow boobu est-ce que loolu amul lu mu la war a mën a gêner. déedéet amul lu ma gêné wu ma. xëy na lenn rek moo ma ci gêné mais dans le fond li ñu wax gêné wu ma li ma ci gêné mooy naka la ñu mënee xëy rek. wax information boo xam ne li mu tegu dëgërul te sur la base de information boobu kenn ku ne mën ci am opinion. maanaam bokk na ci ñu mën a war a moytandiku parce que violence dafa bari forme. mën na nekk physique. tout à fait mën na nekk verbal. kenn ku ne wax ci loo xam ne la mu tegu nekkul. li ñu leen mën a considérer maa ngi ñëw amuloo benn voix bu gën a autorisé Pape Amadou Sarr ci wax ci DER ci bor yi muy leble nit ñi. xam nga bu fekkonte ni keneen la à la rigueur mais mënul nekk délégué général bi taxaw wax li mu wax nga ni non li mu wax loolu ko nit mënu ko xalaat loolu. maa ngi ñëw parce que pareeguma lii damay wax ci forme bi rek. ok dugguma ci fond. waaw mais ci man aussi ci forme bi laa lay tontu ba keroog ñu ci fond dina ñëw. benn circonstance li ñu leen mën a considérer. mooy war nañu mën a jàpp ne comme ki ne ci bopp bi moo ko wax. dëgg la mooy li nga wax léegi. mais loolu nga saytu. da ngay saytu ndax lu mel noonu buñ ko waxee moom délégué DER bi mu waxee ne jox na kuréel gi dafa tontu ne joxuñu ma kon du tax jàpp leen li kuréel gi wax wala kuréel gi moom warul mën a wax dëgg donc foofu la problème bi nekk maanaam bu problème amee ba nit ñi kenn ku nekk mën ci war a wax ba géex mais nañu seet li ñuy wax lan la benn ñaar DER financé wuñu ñun financé wuñu. demande ngeen wala demande wu. non def ngeen demande wala def leen demande. maa ngi ñëw rek non madame la ministre. non dama ni def nga parce que aussi financé wuñu loolu dafa vague damay laaj. may ma daaneel def na demande ou deful demande pour financement. may ma daaneel ndax mën nga ma tontu ci loolu nga daaneel. dinaa la tontu ci loolu laay tontu bu ma ci tontoo après lu la ci doyul rek nga laajaat ma du GIE financé wuñ ko DER financé wu ko GIE bi le 25 juillet te du GIE plateforme la mi ngi tudd plateforme des femmes andi jéego boo xam ne 75 kuréel au moins
national ak statut local plateforme la am. plateforme des femmes ànd statut boobu la am jéego statut la plateforme des femmes ànd jéego lu tudd boo xam ne 75 organisations au moins bokk nañ yu nekk Sénégal yëpp ak ñoo xam ne ci ay gox-goxaat la ñu nekk ñooñu dajaloo ne PSE bi nga xam ne moom la président indi lépp dinaa ñëw day gàtt rek PSE bi nga xam ne moom la président indi muy référentiel socio-économique ñoom bëgg nañ ci gis seen bopp ci ñaari fànn ñu nekk ay bénéficiaires mais surtout ñu nekk actrice parce que plan Sénégal émergent bu ko président indee nit ñi war nañ ko mën a dund. donc après ñu def demande de financement. xaaral rek bu ñu ko bëggee topp nii nag dañuy day compliqué xam nga ne lii moom dañu am leneen lu ñu war a waxtaan. waaw may ma 2 minutes rek. ñu ne am nañu suñu ay projet dinañ wut suñu coopérative d'habitat. waaw dinañ wut suñu mutuelle de santé. dinañu def suñu unité de transformation agro-industrielle. ñu dans une année ñu organiser seen assemblée générale le 25 juillet 2018. waaw à la place de l'obélisque foog naa seen groupe bi yéen a nga fa woon. télé yëpp toog ñu indi seeni projet invité ay kuréel dont la DER ak centre ak 3FPT bi nga xam ne defaloon nañu formation pour 2000 femmes. ñu ñëw jox leen seen attestation ñoom ñëpp ñu ñëw. délégué DER bi ñëw gis liggéey bu mucc ayib bi plateforme bi def mu ne dinaa leen financer 150 millions pour seen projet unité de formation parce que dañ defoon suñu projet déposé ci ay structure donc c'est une promesse bu ñu fa def ba ñu jógee ci loolu plateforme bi def na ay démarches am ànd ceeg waa DER ñu def seen démarche yépp pour mën a jot ci financement bi ñu demee ba def lépp ñu ne leen dem leen toog dinañ leen woo kon bu ñu ñëwee ba délégué bi toog ci plateau de bonne foi la plateforme bi jàpp parce que encore une fois xëy na li ci dugal sama tur mooy dama bokk ci plateforme bi mais du Zahra Iyane Thiam ndax boo gisee kuréel gu mel ni femme diplômée des universités du Sénégal bokk ci plateforme mais influence aussi ak influence pas Zahra mais Zahra aussi ci parti bi mu bokk ak notoriété bi mu ci am loolu influence la aussi parce que un montant de 150 millions du plateforme yëpp lañ koy jox. waaw mais loolu aussi du plateforme yëpp lañ koy jox. financé nañ fi 300 millions financé nañ fi 200 millions financé nañ fi 10 millions loolu du mbir mi ndax bu fekkee ne da ngay jël montant bi ñu financé plateforme bi proportionnellement aux organisations mën nañ jàpp ne du dara mais organisation yooyu li tax ñu retrouver autour d'une plateforme dañ ne dañuy lëkkale seen doole te du Zahra moo tax mu am li man bi ma yàggee di yëngatu ci ay kuréel ci ay association di dem di wuti waxuma la Sénégal mais ci bitim réew du tey donc la ma doon def ngir askan bi te ma jëlal ko sama responsabilité bopp moo tax ma ne la dara généwu ma ci li DER wax. ah non war na la gêné non si non soo mënee dara généwu ma ci xam nga mu nekk dëgg nga nekk dëgg nga ni ma dara généwu ma ci et que tey ba nga nekk ministre bi ñu dénk microfinance ak solidaire mais loolu boo mënee dara généwu ma ci daf may jaaxal. si au contraire dafa war a dal sa xel ndax nit nee nañ ko cuuci rek mu tëb naaw bu fekkee ne li ngay def liñ lay jiiñ defoo ko looy teel di mer. ah non mais tey passé wu sommation. moo tax. mais est-ce que passé na sommation. mais dinaa ñëw ci sommation. attends mer kay passé wu sommation. dinaa ñëw ci sommation bi mais comme donc li ñuy wax mooy du influence du sama statut moo tax ñu jox leen ay jigéen na ci ne réew mi am politique yoo xam ne dañu ne képp ku nekk ci tànk yi war nga cee jot ñu jot donc c'est des bénéficiaires à part entière loolu wees. ñu def seeni kii toog kon de bonne foi bu délégué bi toogee jàpp ne moom joxe na femmes yi jot nañ femmes yi am nañ sañ-sañ ne jotuñu. loolu la ñu wax weesuwul loolu. Zahra bi mu ci tudd personnellement. léegi nag def sommation moom. waaw sommation bi également plateforme bi la man kay xanaa dañ ma ci takkal rek mais plateforme bi moo ne comme membre yi plateforme bi ne ah ñun boobu ba léegi ñu ngi xaar financement ndekete yéen jot ngeen ñooñu ne jotuñu. bi nag waa DER persisté ne jot nañu ñu ne kon soxlawuñ ñuy xuloo di xeex nañu dem fi mbaxane doone benn ñu àtte ñu c'est aussi simple que ça mais man Zahra Iyane Thiam jotuma financement. waaw léegi madame plateforme bi tamit ci li ma yëg ba fii may ñëw di toog jotuñu financement léegi nag leneen li ci des mooy lu mel nii li nga xam ne mën na ko yàq dafay bari te du ko jar
ndax DER c'est un outil important boo xam ne dañ ko def pour mu dimbali l'entrepreneuriat rapide ndax wax naa la ci njëlbeen président dafa ne politique d'inclusion lay def donc lu ñu war a mën a sàmm la lu ñu war a gën a mën a xool la kenn ku nekk war ci xool taxawaayam bi muy am mais pour dalal xelu askan wi ndax aussi wax nga ko ministre la ci gouvernement du loo xam ne jël nañ ko du loo xam ne laal nañ ko loo xam ne xëy na incompréhension amoon na ci plateforme bi dina ci jël moom ay décision ndax seen coordonnatrice mi ngi fi ñu ngi daje seen daje ñu ngi liggéey seen liggéey. te plateforme bi ay association la ay GIE la